aada ak cosaan Ibou Diouf tey dangaa def taxaw seetlu ci kër gi di SODAV. noonu la amee SODAV ñu ko daan duppee BSDA. loolu nag liñ ci jublu rek. laata gan yi nga xamante ne moom la ñu war a dalal ci ñaareelu partie émission bi di ñëw. dañuy dem rek def zoom. maanaam xool li nga xamante ne noonu la kër gi di liggéey. ak li nga xam ne moo sabab ñu sos ko. Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins lañ ko dippee juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2016 la juddu wutu fi bureau sénégalais du droit d'auteur muy BSDA lan moo wutale SODAV ak BSDA lan mooy taxawaayam ci nga xam ne ñoom la ëmb tontu li Ibou Diouf la ak Thierno Laurent Mendy. kër gi mooy saytu lépp lu aju ci wàllu droit d'auteur wala droit voisin maanaam di sàmm ak yelleefu artistes yi ci li nga xamante ne moom la ñu fent ñu mën ci gis seen bopp. BSDA ñu ngi ko sosoon en 1972 par une loi ba ñu ko sosee 1972 mu waroon remplacer bureau africain des droits d'auteur remplacer délégation SOSEM Sénégal moom boppam. ñu créé BSDA bureau sénégalais du droit d'auteur BSDA nag droit d'auteur kese la doon gérer doonul woon gérer droit voisin bokkul ak SODAV. ci ndorteel ba kër gi doon wuyoo ci turu BSDA ñu dem ay jamono ba ñu soppi ko duppe ko SODAV. SODAV ak BSDA ñu weccoo ay lenge BSDA sey SODAV jël. C'était le 6 octobre 2016. droit d'auteur foo ko déggee mooy droit bu nga xam dañ ko jagleel képp kuy fent. droit voisin nag ñu ngi ko jagleel nit ki nga xam ne fentul mais xëy na ci talent am day jëmmal lu ñu fent ñu naan ko artiste interprète. SODAV di def li mu mën ngir ci wàllu dépense ak itam ci lépp lu aju ci ni ñuy saytoo li di droit d'auteur ak droit voisin ak liñ ci dugal. ñu mën ci teg loxo bu baax a baax. ñun xam nga bii soo xoolee c'est la direction administrative financière et comptable donc ci wàllu séddale bi ñun suñu jotee ci département répartition bu ñu liggéey seen liggéey ba pare ñoom dañuy paas kayit yi avant ñu ñuy paas kayit yi effectivement ñun dafa am liggéey boo xamante ne dañ koy def ba pare mooy dañuy xool encaissement yi ñu jot a jot ci xaalis. au niveau de la comptabilité au niveau des finances ñu xool ñaata la toll ci benn période bi nga xamante ne boobu la ñu bëgg répartir dañuy jël xaalis boobu yëpp ñu génnee état yëpp ñu fay yëpp ñu def ko ci benn état bu ñuy wax état détaillé jox ko waa répartition. ci liggéeyu SODAV département bi am na ci solo lool fii mooy documentation di liggéey ci saytu. ak lépp li nga xamante ne rek artistes yi indi nañ ko ci li ñu fent ñu mën ko aar. fii dañuy toppatoo lépp luy dépôt par exemple su amee artiste bi protégé œuvre am fii lay ñëw mu jàllale nu protéger ko ba pare fii on a 6 sections am nañu section audiovisuelle art visuel dramatique littéraire musical ak radiophonique léegi chaque section yooyu dafa am condition d'adhésion pour nga nekk membre ñu constituer le dossier pour que ëllëg sa œuvre su générer ay droit nga mun siy bénéficier loolu tax ñuy exiger créateurs ñuy xalaat ñuy kii nu ñoo protéger seen œuvre. SODAV di def kem kattan ngir taxaw ji nga xamante ne ñooy artistes yi ci lu aju ci droit d'auteur ak droit voisin maanaam lu aju ci seen fent ñu mën ci indi lu bees fexe tamit ba lépp lu ñu liggéey ñu mën a gis njëriñ ji. mu ngi noonu SODAV ci kanam tuuti daañu dalal Ngoné Ndour muy PCA bu société des droits d'auteur ak droits voisins di SODAV bi Ibou Diouf indi gëstu ñu koy jaajëfal ci gëstu bu am solo boobu Chérif c'est vrai que li ñuy dégg droit d'auteur droits voisins SODAV BSDA bëri na quand même. waaw bëri na Faty moo tax laaj bu njëkk bi sax ñu ngi koy jagleel comme concept yi ñu ngi koy waxee ku ne droit d'auteur xëy na xel dem ci propriété intellectuelle. le concept boobu luy différence bi. waaw Chérif ni nga ko waxee noonu la amee mbiru droit d'auteur moom. boo koy wax souvent da ngay laal li ñu duppee droit moral droit patrimoniaux di nga wax droit voisin yi tamit xam naa ne du ñàkk ak soxna Ngoné ñu gën a yaatal. mais ñun li ñuy waxtaanee rek dafa aju ci li ñu duppee propriété intellectuelle. ku ne propriété di wax loo xam ne yaa ko moomal sa bopp. ci wàllu fent.
mu ngi mel ni tey ouvrage wala téere bi nga bind loolu ñëpp dañ la koy nangul léegi nag disposition yi ñu war a jël ngir li ci bàyyeekoo ci wàllu meññeef koppar par exemple nga mën ci profiter li ci ruuse voilà moo tax li ñu duppee propriété intellectuelle mu am loo xamante ne da ko tënk loolu nag dafa indiwaat propriété industrielle mu ci beneen fànn boo xamante ne bu aju woon ci li nga xamante ne rek loo créé invention wala marque bu boobaa tamit dinañ def kem kàttan ngir mën ko protéger ci fànn woowu sax la waa SODAV di yëngu li leen tax a jóg mooy fexe ba képp ku nga xamante ne tey artiste nga wala ci li la sa xel may nga fësal loo xamante ne daal ñi askan waa ngi ciy jëriñu ñoom dañuy ñëw rek teg ay charte yoo xamante ne kenn du ko mën a jëfandikoo wala ku ko jëfandikoo tamit da nga xam ne lii Fati moo ko moom ci loolu sax dafay indi li ñu duppee tamit droit d'auteur bi ñu nekk ci loolu dañuy xool li nga xam ne mooy œuvre littéraire yi wax naa la ko léegi film ci la bokk ak musique bu ñu wax droit d'auteur sax li ci ëpp fii Sénégal dañuy yaakaar kese ne musique la xëy na moo ci ëpp doole mais am na ci yeneen pàcc yoo xamante ne tamit yenn saa yi askan wi dañ ci sukkandiku ñu ne nag propriété intellectuelle boobu boo gisee ñu ciy sukkandiku di ko fësal bu baax a baax dañu bëgg gën a encourager saytu bi maanaam ku ci nekk di xool fan wa nga yëngu nga produire ci bu dee artistes yi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu musique bi ñu gën a fësal seen taxawaay bu dee tamit ñi nga xam ne yàlla da leen xeet ci wàllu bind téere ñu fësal seen taxawaay bu ko defee tamit la ciy ruuse ñu mën ci gis seen bopp loolu la ñuy wax récompenser la créativité et l'effort humain donc moo tax li nga xamante ne propriété intellectuelle ñoom dañ ko jox gëdd bu yaatu moo tënk lépp loo xamante ne nag daf mooy jur li nga xam ne mooy droit d'auteur. Justement lan moo war a tax ñu mën a promouvoir wala war a promouvoir lii di propriété intellectuelle. waaw ku ne propriété intellectuelle moo ni ma ko waxee léegi mooy loo xamante ne rek nit da koy fësal jaarale ko ci xelam ak xalaatam donc ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba encourager progrès maanaam yokkute ci fànn yëpp nag parce que par exemple tey bu fekkoonte ne dañu ne doomu Sénégal am na lu mu fësal ci wàllu musique mu ci wàllu art visuel wala ci leneen lu ñu bëgg rek mooy li nga xamante ne liggéeyam la ñu mën ci gis seen bopp te loolu yenn saa yi dafay dem ba yaatu parce que boo jëlee lu mel ni musique tey bu ñu doon artiste bi am na Grammy Award wala am na disque d'or wala leneen li ciy ruuse non seulement ci ay vente yeeg yenn dafay may ñi nga xamante ne ñoo ci dugal seen loxo yëpp benn reconnaissance surtout des pairs parce que dañu xam ne Chérif Dia dugal na loxoom ci projet bi donc en retour ñëpp ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci boobule fan dañ koy nangul ne lii xam na ko mën na ko te mu ngi ciy bay waaram donc loolu dafay fësal tamit dimension juridique parce que ku wax propriété intellectuelle di nga wax charte yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku yenn saay pour mën ko aar encadrer ko nga xamante ne ku koy utiliser di nga xam nan nga koy utiliser ak lan moo la ci mën a fekk bu fekkante ne yow par exemple jaaroo ci li nga xam ne moom la yoon teral dimension économique mooy li mu wax léegi li ci bàyyi ko ci wàllu koppar dina jëriñ ñëpp également kii de brevet de day ñëw souvent ci mbiru aar yeeg waa SODAV yeeg yooyu lan la wund waaw brevet li nga xamante ne ci beneen pàcc la rek ci li nga xamante ne mooy droit d'auteur parce que création la brevet art la mais également dafa yaatu parce que tey mënoon nga créer benn affaire ba nga xamante ne par exemple ci domaine bi ngay yëngu muy internet loo xam ne dañuy nangu ne lii Mamadou Ndiaye moo ko créé donc loolu li lay permettre nga mën ko sàmmal sa bopp mooy brevet boobu donc loolu day tax ku ko bëgg a utiliser tey fii ba Australie fu mu ñëw ci yow ut autorisation donc mën na doon produit mën na doon également une manière de faire maanaam doxalin bu yees boo xamante ne tey dañu naan lii daawuñ doxale nii mais ak Mamadou Ndiaye am na lu bëri lu ci soppeeku ñu ne nag boo xoolee tey ñuy wax ay waxu brevet li ñu ci jublu tamit mooy encourager recherche ak créativité par exemple tey mën noon nga génnee benn affaire laataa muy fës souvent dañ koy gis ñu naan diw dañ koy pirater léegi sax xaw na tane mais bu njëkk da nga doon gis artiste bu liggéey bay waaj a génne gars yi jaar ci suuf jël affaire yi jëfandikoo ko moom lay dox ci mbedd mi rek commencé gis CV yi donc ba léegi sax gars yi moo tax ci circulation bi dañuy c'est des pirates ba leen waxee ñu la dañuy daal suñu doole waaw ñu waar gis nga donc loolu brevet boobu non seulement dina la aar tamit mais dina la may reconnaissance
dafay tax tamit ñi nga xam ne ñooy yëngu ci fànn yëpp ku ci nekk parce que dafay neex ñu ne domaine bi kii vraiment lim ci indi ab yokkute boo xamante ne daal daanaka ñëpp koy jëfandikoo loolu tamit dafay bokk ci li nga xam ne rek dafay jëmal li nga xamante ne mooy brevet phare. Très bien ñu ñëw ci actualité culturelle bi laata ñuy jàll ci Mamadou Ndiaye. waaw ni actualité culturelle nag liñ ci fi ñuy taxaw tey mooy li nga xamante ne mooy dernier conseil des ministres bi nga xam ne njiitu réew mi amaloon na ko. décision yi bari woon na mais ñun li ñu gën a yitteel tey mooy li bàyyee ko ci wàllu culture bokk na ci li ñuy duppee plan spécial de relance des activités culturelles au Sénégal loolu bu ñu ko waxee rek suñu xel day dem ci mbas mi jafe-jafe yi nga xam ne jëloon na ko askan wi da tax njiitu réew mi sakku na ci ministre bi seen tutelle jaarale ko ci acteurs culturels yëpp ñu toog xalaat ci li nga xamante ne moom la ñuy proposé ab rapport wala sax ab këyit boo xam ne dañu naan njiitu réew mi lii buñ ko defee def lii def nii xëy na jafe-jafe yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci mbas mi xëy na ñu mën ko wàññi wala ñu uti solution. leneen ñu tamit bokkoon na ci mbiru théâtre national Daniel Sorano c'est un patrimoine loo xamante ne daanaka ci édifice culturel yi nekk fii Sénégal bokk na ñi fi jiitu bokk na tamit bi nga xam ne am na fi solo lool ba tax na njiitu réew mi dafa jël dogal jox ñi nga xamante ne ñoo fay yëngu daal ñu réhabilité ko maanaam ñu gën a jox dooleel taaral ko ba activités yi mu doon recevoir yëpp vraiment mu mën di ko dalal également am na lu ñu duppee partenariat gouvernement doctrine relative ak ci yenn projet ki yenn dossier coopération yi ñu ne loolu yëpp dafay tax li nga xamante ne yenn dépenses rationaliser ko dafay faral di yomb du ñàkk ci yeneen jëmi yii di ñëw ñu wax ci li nga xamante mooy police d'assurance tout à fait pour les bâtiments et édifices culturels yooyu tamit pàcc bu am solo la ci wàllu culture te yenn saa yi gars yi dañuy dem ba xaw ku fàtte tuuti Ibou daal naan merci beaucoup jërëjëf leeral yi am na solo macha allah ñu ànd nag Ibou Diouf ci lu jëm ci wàllum culture léegi dañuy dem ci TIC et nouveau média Mamadou Ndiaye lañ ci àndal mooy sunu spécialiste maison